asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan en direct sur la Sen TV ñu ngi fii ci Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar hippodrome Ndiaw Macodou Diop ci course bi nga xam ne tey moo nekk 8e édition grand prix de la renaissance africaine nga xam ne bés la bu nga xam ne dañ ko jagleel jigéen ju mag muy madame Ndeye Saly Diop Dieng ministre de la femme de la famille et du genre yamoo ak dimanche 15 avril 2018. yaakaar naa ni kuy doomi Sénégal rawatina nga nekk doomi Kajoor war nga xam ne fii war nga fee mën a ñëw teew waaye nag ki nga xam ne waaw professeur Sakhir Thiam gars yi départ nañu première course na 2 ans yi génn nañ waaye ki nga xam ne moom mooy génn mooy Coutounou génn na dawal nañ ki nga xam ni mooy dawal nañ ki nga xam ne moom mooy Taïf dikk na ci kawam waaye ki nga xam ne mooy Coutounou moo génn Coutounou nag El Hadj Malick Thiandoum moom doomu soleil de minuit la 1200 mètres la ñuy daw ñu fàttali leen ko 2 millions de francs lañ leen tegal mu nekk course bu nga xamante ni déjà ñoom ñaar détaché wu nañu ci groupe bi. dëgg la ñoom ñaar de Coutounou la Moustapha Bao ko moom tey fa ko dar noonu Coutounou détaché wu na maa ngi seen ki nga xam mooy Lucci laa ñu ngi koy dóor nañu Lucci laa El Hadj Malick Thiandoum Lucci laa dimanche yee ñu génn ñaari dimanche ci ginnaaw moom moo raw Coutounou boobu dikkuloon waaye tey ji gis nga ki nga xam ne moom mooy prétendant di Coutounou 2 bi doomu soleil de minuit la dóor nañ ki nga xam ne moom mooy Taïf moo nekk 2e position El Hadj Malick Thiandoum waaw Coutounou mi ngi yokk distance bi waaye boo xoolee ci ginnaawam tamit lu mu wàqi rek 2e poulain boobu mi ngi koy sulli waaye nag dafa mel ni peloton bi ñëw nañ seen kaw Mantulaay moo daanu Mantulaay am na fasu daaneel soo kooku Mantulaay la kooku Mantulaay la ñoo ngi nii nag di tekki si Coutounou bu ñu ñëwee dañuy téye première Coutounou première mi ngi noonu 2e Adja Khady Diop 3e di Taïf 4e di mooy baax noonu la course bi tëddee fii numéro 1 bi di Coutounou moom moo jël premier waaw moom lii la baaxoo waaw noonu la baaxoo moom lii la baaxoo numéro 1 jël premier Coutounou mayu leen dara yaakaar naa ni bañ ne bëreet la jiite peloton bi waaye bàyyiwu leen benn yoon gis nga ko noonu nga xam ne dawal nañu course bu njëkk bi mu nekk course bu nga xamante ni également gis nañu ci xale yi war gu rafet waaye tamit course bu neex a neex ñu dellu si waat ci course boobu jërëjëf El Hadj Malick fas yi nga xam ne ñoo am ñaari at ñoom ñoo doon daw léegi nii te ki nga xam ne moom moo leen raw di Coutounou 2 nag doomu soleil de minuit la moom Moustapha Bao moo ko moom ki nga xam ne moom mooy 2e di Adja Khady Diop moom tamit doomu Gargas Beur la Samba Koura Diop moo ko moom waaye xam nga tur wi tubarkaal da ko jël lépp delawaat ko jabar ji di Adja Khady Diop ki nga xam ne moom mooy 3e bi di Taïf doomu Yatandon la moom tamit tubarkaal mu jël 3e 4e bi di baax doomu Cibotin la yooyu fas nga xam ñoo am ñaari at léegi ñu daw ma Diop mbay Taïf nag sëñ Khadim Mbacké ko moom ñi ngi nuyu téléspectateurs yi ni seetaan yëpp ci biir réew mi ak bitim réew di nuyu toor fakala tey ñi ngi fii ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop ci grand prix bu mag muy grand prix Welcome Events nekk ay jeunes yoo xam ne si ne jeunes yu am engagement la ki nekk ci bopp bi nekk Bibo Serif si nekk Bibo bu Malick Sissouri kenn ku ne xam ne Malick Sissouri bàyyam yàgg na loolu ci sport tey nag ñu ñëw fii ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop ci grand prix de la renaissance tey nag Malick mu nekk 8e édition fii ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop waaye nag ñu dara jaale ko Malick koo xam si ne kenn la ci Sénégal muy Adjaratou Ndeye Saly Diop yaakaar naa nag Adjaratou Ndeye Saly Diop boo ko waxee wax Sénégal waaye boo ko waxee wax Ndakaaru wax naa ko sànq Malick Adjaratou Ndeye Saly Diop boo ko waxee wax Ndakaaru xam la moo tax Mbaye Diop Saly ko jur Mbaye Diop Saly ak Madame Diop Makhtar ñoo bokk ndey ak baay Madame Diop Makhtar moo jur Bassirou Diagne grand serigne de Dakar bi ñuy jooytu nu peegul kooku xam nga ni bu nekkoon góor tey mën naa nekk grand serigne de Dakar moo tax tey moom lañ tuddee grand prix bi mu war a jógee Ndakaaru nag ànd ak délégation bi mu àndal waaye ànd ak jigéen Sénégal yëpp fas yéene ñëw fii ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop kooku nag lañ tuddee grand prix bi mu jël ay teranga yu am solo ni Welcome Events yéen a ma ñor Welcome Events li ngeen def saf na ma waaye jël naa lépp delawaat naa ko son excellence monsieur président Macky Sall loolu nekk loo xam si tamit lu rëy la waaye muy tamit comme que bisu jigéen ñi la delawaat naa lépp soxna si njiitu réew mi muy Marème Faye Sall loolu tamit nekk loo xam si na innovation la waaye tey Malick Thiandoum Welcome Events bu jugee rek xam ngeen day jug ak ay phénomènes yu bees am na innovation xam nga ni Wally Seck at mu jot fi ñëw ren ñëwati na ki nga xamante ni mooy Boy Niang doomu jégal jooju nga xamante ni barki dem am lu rëy moom tamit ñëw na waaye ki nga xamante ni toile fakal tamit mooy Eumeu Sène
borom taay suga moom tamit mi ngi ñëw loolu lépp nekk ay surprise yoo xam si ne ak maire Ndiaby loolu lépp nekk ay surprise yoo xam si ne tey dina am fii ci hippodrome Ndiamou Kor Diop di leen wax ne daal tey daal course bu mag la téléspectateurs yi ni seetaan toog leen ngeen xaarlu waaye nag ñu ngi fi wuutandi ki nga xamante ni nag mooy El Hadji Abdoulaye Mbaye Peex ñu di ko ñaanal yàlla na yàlla guddal fanam fee mu nekk ca Touba di liggéey Serigne Touba di bay waaram ci yoonu Serigne Touba yàlla na ko fa yàlla bàyyi yàlla gën koo bokkal booleeg Serigne Mountakha Khadim Rasoul moom tamit Serigne Mountakha ñu di ko ñaan yàlla guddal fanam yàlla yokku li mu fas yéene liggéey Serigne Touba lépp yàlla may ko kattan mu liggéey ko ci barke Serigne Touba Mbacké waaye El Hadji Abdoulaye Mbaye Peex daal fi ñu toog xamal ne yow lañ fa toogal ñun ñëpp ci say kàddu la ñuy wéy ci say waaw la ñuy wéy yow tamit yaa tax ñu toog fi daal Malick Thiandoum jërëjëf Alaaji Madiop Mbaye foofu nga daaneel rek foofu laa yëkkatee suma kàddu ci Baye góor gi Baye Abdoulaye Mbaye Peex mu baax moom nga xam ne tubaarkàlla lépp ñu ngi ko doonoo ci moom bëgg fas yaatal doon na ku sagu waaye doon ku sage tey jii nii tubaarkàlla bu nekkuloon kilifteef wala tënku fii ñu toog fii lay toogee waaye mu rafetal lépp doyloo nu jël lépp teg ko suñuy loxo ni yéen sama doom doxal leen moom góor gi Abdoulaye Mbaye Peex ñoo ngi koy ñaanal yàlla. mi ngi noonu turbine baa ngi noonu nga gis jigéen ñi gis naa Faafu Ñaa moo waaw nekk nii jigéen ñi ñëw lool kii mooy madame Bao madame Bao xam nga toog jigéen noonu, tey ndeysaan. jigéen la ñu jël wax nga ko léegi jigéen ju mag la ñu jël tuddee ko bés bi dëgg la moom mi nga xam ne moom la ñu tuddee bés bi moom la ñu dénk njaboot gi dénk ko jigéen ñi waaye tamit mu nekk ku nga xam ne wax nga ko léegi place bi mu toog fees na ko dell ndax bu jógee juróom-ñaari penc Ndakaaru yu jóg bu jógee njaboot gépp jóg ndax ku ne xam na ni jigéen moom dañ ko sagal jigéen yàlla suñu borom moo ko njëkk a teg palaasam jël ko nag jox ñu ko waaye mu nekk jigéen ju nga xamante ni jigéen ju mën góor la ba tax na tey bés la bu nga xamante ni li ngeen def rëy na lool ba tax na moom bés bi saf na ko safoo na ko mu ànd ak ay mbokkam ànd ak ay am di jàmmam ànd ak jigéeni Sénégal ñëw ci bés bi Alaaji Malick Thiandoum korog bañ demee tubaarkàlla ca ministère ba remise de trophée bi def ni lii ngeen ma defal rëy na ci man lool li course bi ngeen ma dara jaale waaye Macky Sall wóolu ma jël ma dénk ma jigéen ñi aw ma leen lu may def lu dul jëlaat rek prix bi ngeen ma tuddee ma jël lépp daal di koy jaglaalaate jigéen ñi loolu ku baax rek moo koy xam Alaaji Madiop Mbaye moo tax nag mi ngi noonu dugg si àndanteeg délégation boo am solo waaye àndanteeg jigéen ñi Ndakaaru yëpp xam ngeen ni sànq seen naa ki nga xamante ni moo Adjaratou Cuuj Diop mais nga xamante ni toor fa kàlla Cuuj Ndawañang soo waxee Ndawañang yaayam ju baax jooj nga xamante ni amoon na fas woo xam si ne Ndawañang lañ ko tuddoon moom la ñuy wax borom la mu dees bi su musaana daw parce que su musaana daw suñu bëggee lekk xaalisam dañuy jël benn rajo moo téléphone enregistré ko gars yi jug nañu ndawa raw na su ko defee waaw bu 5 heures jël rek ñu tegal ko suñu leen ndawa raw na rek mu ne àll leen ma kalpe bi ñu jox ko pochette bi mu jël xaalis bi séddale noonu la ko gars yi daal naxee kooku nga xamante ni kon dafa doon course yàgg loolu ci course hippique Cheikh Tidiane Niang baayam yor CNG course hippique kon Papis histoire fakala ñu ngi ko ndokkeel bàjjan a ngi noonu bàjjan a ngi noonu mi ngi noonu moo nekk ci série boobu nga xamante ni moom la ñuy wax 1 KV avec bàjjan a ngi noonu ma Diop nekk Baye kenn koo xam si ñu caajar ci Diop waaye dend ak waa kër Ndiaw ma ko yëpp tamit ñëw nañ ñu ngi toog ci kaw tribune bi Aline Diop mi ngi ci kaw may nuyu bu baax kooku nga xam ne mooy Ndeye Bouna moom borom 32 dimanche yi benn fas saison la mu nga jël ci 32 première Ndeye Bouna moom kooku suma jigéen la Ndeye Bouna ma nga foofu tubaarkàlla ak waa famille bi yëpp aussi vraiment ñoo ngi koy nuyu wala bàcc Samba Kourou Diop waaw tubaarkàlla kii moom Diané moom Diané Diop moom moo ne Diané Diop Diané moom moo ko juddulu tuddee ko xaritam boo xam si ne lépp moom la ñoom ñaar mooy chauffeur maître Abdoulaye Wade di kuma xam Diané nekk fas boo xam si ne benn la xoolal Diané ak noonu alors on revient un peu sur l'événement d'aujourd'hui donc pour ceux qui sont en train de nous suivre au Sénégal en Afrique et dans le monde nous sommes ici à Thiès à l'hippodrome Ndiamou Kor Diop pour cette journée dédiée à la 8e édition du Grand Prix de la Renaissance africaine alors placée sous le haut parrainage de Madame Ndeye Saly Diop Dia, ministre de la Femme, de la Famille et du Genre, en ce dimanche 15 avril 2018. Alors ça va être une course open qui sera très âprement disputée, mais pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, on a tout de suite vu les poulains de 2 ans, les PDA, la première course qui donc s'étend sur une distance de 1200 mètres. La mise était de 2 millions de francs CFA. Alors au finish, c'est Cotonou 2 qui est premier, deuxième Adja Khady Diop, troisième Taïf, quatrième Pendabouri. Et tout de suite, ce sera la deuxième course qui sera une fusion de 3, donc des PTA, des G3, des G2 sanguins, prix 1 500 000, distance 2200 mètres. yooyu fas nag mooy fas yi nga xamante ni tubaarkàlla Papis dafa yërëm mais Adjaratou Ndeye Saly Diop ngoog Adjaratou Ndeye Saly ngi noonu kii mooy ministère de la femme tubaarkàlla jigéen ju baax jàngoog
jigéen ju góor a jàngoog ay ca la première course ñu noonu ñu xoolaat ko ci ralenti bi nga xool Cotonou mayul gars yi dara dañu bëreet rek mu jiitu mais Malick Cotonou nii la baaxoo di def bii mooy ay yoon yu mu rawee fii bii 9e dimanche bi saison bi di dégg léegi ni lay def day xëy génn ba terre mais Moustapha Bawo mi ko moom war naa moom gagnant ndaxte Biti Bawo mi nga xamante ni moo raw Grand Prix chef de la 2017 bi ñu génn à Fatick muy Grand Prix président Macky Sall Biti Bawo moomu Moustapha Bawo mi moo ko moom bi moom Cotonou 2 moo ko moom tuddu ko Biti Bawo soxnaam si nekkoon RTS te génn àdduna ndeysaan ñu di ko jooytu nu peegul ñu di ko ci masaw deuxième bi di Adja Khady Diop loo mën a wax ci moom tamit parce que tey lu Cotonou sulli mu wàqi ko moom Adja Khady Diop sax course bi mujj bi moom moo raw Cotonou fii tabla bi ah oui parce que tey sëkkatal na ko ba ci dernière 200 300 mètres yi ca la ko sawaay ca la ko raw 200 mètres daal koy raw moom bàcce ko moom tudde ko soxla Italie doomu Daneker la moom tamit raw na fii ci hippodrome bii ci El Hadj Ndiaw Macodou fii ci Thiès waaye tey fas yi tey dañoo xëy rek fat seen i bakkan tey dañoo xëy rek kenn melul sa morom dara ñu xëy rek xam nga distance bi dafa gàtt nag ndax 1200 mètres la parce que la fa njëkk a jógee en général moom moo lay raw ndax ñoom ñëpp dañoo tolloo ak degré de sang te mal départ amul donte am na benn jockey bu daanu te kooku bi muy daanu pratiquement ci virage bu njëkk bi foofu la daanoo te loolu ak course ñoo ànd nag mooy Mawlou 2 bokk na ci fas yi nga xam ne moom lañ doon concurrent ak Cotonou 2 mais Cheikh mal départ président Cheikh Tidiane Niang jëlee na ko ci course bi dëgg la ndaxte Malick bu njëkk dañ daan jël ay fil élastique lay doon boobu laa fekke na ñu jël élastique bi takk ko ne xëcc bu drapeau bi wàcce rek bu drapeau bi ñu bàyyi élastique mu taf fas yi dëpp élastique Cheikh Tidiane Niang ni lii du yoon bi mu jëlee course bi àndandoo ko président ala Cheikh Tidiane Niang ngi noonu toile fa kala Cheikh Tidiane Niang ngi noonu beaucoup d'innovation dem ba France ministre de am la ay femme partenaire ànd koog LONASE Ibou jël Sow 350 millions sa waaji jël 350 millions Cheikh def ko ci boxu indi ko Sénégal kooku président Cheikh Tidiane Niang moo ko def moo fi jëlee mal départ indi photo finish bi tey jii bu ñu daanoon doj table fas yëpp bu ñu daanoon doj table bi am na benn photo finish boo xam ne litis am dañ naan déedéet xaar leen ñu xool Soumaré jël photo yi teg nii et c'est ce que je vois à Vincennes c'est ce que je vois dans les grandes courses du monde bakkan boo ko rawee dan naan la yaa raw loolu nag président Cheikh Tidiane Niang moo ko def photo finish waaw boobu de werante du am parce que xam nga bu ñu demee ci football gars yi dañuy wax arbitrage vidéo arbitrage vidéo course ko njëkkee ndax ñoom bu yàgg la ñu commencé utiliser vidéo mu nekk sous forme de photo pour xam kan moo raw donc gis nga ko noonu Cotonou dafa teel a génn waaw nga gis xale bi rek ngawar la parce que amul benn yoon bu mu toog waaw prix yaa ngi noonu ñuy joxe suñu may bokkale baaw la ñu ngi joxe prix bi wa sëriñ si moo nekk ci ginnaawam ñu ngi noonu di joxe prix donc dañuy njëkkee 4e prix raw na grand prix 68 fii ci nga xam ni Penda Buri moom moo ko jël dëgg la Penda Buri Thierno Boyaka moo ko moom moo jël 4e dëgg la 3e bi Taïf moom moo ko moom Taïf moom moo ko jël 2e Adja Khady Diop 1er nag di Cotonou Alaaji Malick ki yor coupe bi mooy Bologna mooy magu président CNG course hippique bi ndeysaan moom la wóolu jox ko wàllu organisation bi doomam xool ajar ndeysaan mooy Bibo Sori si doom El Hadj Malick si suri jàmbaar jàngoo xool professeur Sakhi Thiam mi ngi toog ci wetam xoolal suñu maay bokkale baawo moom tamit moo dëkk léegi baawo digal mi ci betuwaaru Ndakaaru ndeysaan xool mi ngi noonu Ndeye Sali Diop a ngi noonu dëgg la ministre de la femme ñi ngi noonu di joxe prix bi maay bokkale baawo ko joxe nekk ngone parlement bi ke sekk jaayu na kooko dëkk léegi baawo góor a ko mag léegi baawo kër moom naalu ko yàgg na fa bilaay Baye Ablaye Mbaye pexe ngar meeg ñambaar yàgg na xool ko moom dalin koor ku bëgg ni koor ku bañ ni koor moom laa war a wax jërëjëf ndeysaan xarañ loo ñëw na ndeysaan xarañ loo ñëw na waaw xarañ loo boo xale bu nga xam ne dafa xew ci jamono l'enfant chéri ndeysaan l'enfant chéri de Taïba Ndiaye l'enfant chéri des Parcelles Assainies waaye Malick Boy Niang mi nga xam ne xarañ loo lañ ko tuddee nag mi ngi ànd ak Papa Sow mi ngi ànd ak Papa Sow nga gis Wally Balago Seck noonu ci kaw donc loolu moo lay wane rek welcome events dañuy innover dañuy xool li nga xam ne moo xew ci jamono xool ñi saf askan bi ñu boole leen ci ndaxte course ku ne xam na ne kenn ku nekk mën nga ko seetaan course rek ngay fekk sa baay toog doo ko di bàyyi loo fiy def course rek ngay gis góor ak jigéen mag ak ndaw kenn ku nekk sañse ba rafet ñëw seetaan si ko mook làmb dañoo am lu ñu nuroo foofu mu nekk suñu sport traditionnel kon yaakaar naa ni bu ñu invité les grands champions invité également Wally mi nga xam ne dafa xew ci jamono te ku wax course wax groupe Mbaboor wax wooy kon yaakaar naa ni lépp def ceeg sotti ci la Malick gis nga welcome events loolu moo ko tax a jóg Malick welcome events du course kese moo ñu tax a jóg gis nga Wally Seck mi toog ci kaw tribune welcome events signé woon nag moom ay contrat yoo xam si pour tëgal ko ay soirée la
Welcome Events moo njëkk a def direct grand prix fii course bi Papis ngi noonu ñoo njëkk a def direct Papis ngi noonu dend ak Modou Lo nekkante ki nga xamante ni mooy Bibo si mi nga xamante ni moo nekk président Welcome Events amati nga jaloore de tool fa kala nekk lu rëy ki nga xamante ni mooy Boy Niang mi ngi noonu di ñëw ci yoon wi ki nga xamante ni mooy Eumeu Sène mi ngi ñëw mais kii nag Modou Lo moo na agsi léegi nii nekk jàmbaar joo xam ne si tool fa kala ci lamb Malick yow xam nga ci dara kenn dootul laajteeti xarañu Modou Lo ba ñëpp tuddee ko xarañu Modou Lo kenn dootu ko laajte ba muy door Modou rek la tuddoon sant Lo dëgg la dem ba ca biir wane boppam ci biir làmb ñu tuddee ko Modou xarañ Lo dëgg la guddul rëyul waaye ku mu jàkkaar lool nga xam ne ndaanaan jàkkaarloo na ak yow dëgg la ni mu toll doole jëpp na ko ku ni runkum ba dajeek moom di nga ni la ma foogoon ak li ma gis du benn donc mu nekk ndaanaan bu nga xam ne tubaarkàlla wax dëgg yàlla làmb tey daf ci am wàll te li ko tax a jóg nag mooy reconquérir le titre de roi des arènes waaye tey fa mu ko bëgg a jëlee mais maa benn appel bi may lancé mooy que turfis yëpp nañ jàppale Welcome Events parce que dañoo nekk ay jeunes yoo xam si dañoo jël ñëw fas yéene jël course am fuñ ko yóbbu gis nga bërki dem ba seen show gis nga ma ci plateau bi ñu def ci ay communication yu am solo ñuy remercier waa Sen TV parce que dañ ci def communication bu am solo def ci promotion bu am solo jàpp ci jàpp joo xam si na mucc naay parce que man mii maa nekk chargé de communication bu Welcome Events lépp loo xam si ne communication bu Welcome Events rek man maa ko yor moo tax tey ma toog ci plateau bi nii feggoo génn Welcome Events man maa yor seen communication moo tax tey ma ñëw fii toog fas yéene waaw boo yorul woon communication Welcome Events nga ñëw fii ma gis la dëgg la dama la naan ñëwal toog sama wet dëgg la dëgg la ndax kat sa papa jur sa papa ji na ma lu ni mel dëgg la man ak moom ñoo nekkandoo woon ca RTS dëgg la ànd ba rafet lool ma dem Sen TV mu ñëw fekk ma fa tamit def ma rak man it ma def ko mag def ko waajur def ko kilifa yow tamit nga topp ci sa tànk waajur teg fa mu tegoon tànkam nga teg fa sa tànk tey jii mu am empêchement majeur ndax ku ne xam na ne ma nga Touba di liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul te loolu yaakaar naa ni yamul ak lenn ndax bu ko xalifa bi soxlaa ku ko soxla ñàkk ndax léppam Serigne Touba la kon tey bu fekkee ni dafay nekkul nga nekk fi dama la naan ñëwal toog sama wet waaye nag ñu fekk si ku nga xamante ni ndaw la nekk ci course bi di jàppale sa papa di ko épaulé di ci def liggéey bu am solo muy Cheikh Ndiaye nekk nit ku baax kon Cheikh yaakaar naa ni c'est la famille c'est la famille El Hadj Malick Thiandoum foofu nga daaneel rek fa lay teg sama kaddu ndax tey jii bu ma yàlla dogalee ma nekk Sen TV gii c'est grâce à Madiop Mbaye Pekh sama rakk ju baax ji ndax bi xalifa général Mouride Cheikh Mamadou Mountakha bu baax bi bi mu soxlaa papaam sëñ Mountakha mu baax bi mu soxlaa papaam ni ko ñëwal fii ñu ànd liggéeyal Cheikhul Khadim jàmbaari l'islam mu am problème ku mu teg ci télé bi def na ko xaaral moo Cheikh Ndiaye sama mag ju baax jooju loolu nag bu amee ñàkk ñaan a koy def wala dinaa ko gërëmee Madiop Mbaye mi nga xam ne tubaarkàlla Madiop di la ñaanal yàlla nga yeggali yow da nga baax Cheikh yow da nga yaru kenn du yow waaye maa ngi li ma doon wax rek ñuy sant bu baax Alima Ndione ak ki nga xamante ni mooy Cheikh Sarr ndaxte bi ñu ko jàppee yàggul waaye ñoom tamit ñu def ci jéego yu am solo jàpp ci non ñaar ñooñu lu kër gi yor dañ koy sotti bilaay jàpp ci woo ma invité ñu maag Cheikh Ndiaye mii jàpp ci bés bi def ci promotion bu am solo waa seen show ñoom ki nga xamante ni mooy Salma ak ña fa nekk ñëpp seen show Adja Ndeye Sougay mi ñu invité woon ñoom tamit ñu jàpp ci jàpp bu am solo waaye ñuy remercier baax moom i Bougane Gueye Dany moom tamit mu jàpp ci jàpp bu rafet alors ñoom ñëpp ci turu Welcome Events man mii maa leen di félicité di wax Bougane kontaan nañ vraiment ndax Welcome Events la Sen TV c'est un groupe bu nga xam ne bu ñu xësee jàppante ak yow dañuy sotoo événement kenn ku nekk ci domaine bi nga nekk da ngay dugg ci événement bi mais nag ñu ngi jëm ci deuxième course mu nekk fusion 3 wax naa ko léegi ñoom 1 million 500 lañ leen tegal ñuy daw 2200 mètres gis nga gars yi fi mu toll nii bu doon football ma ne ñu ngi ci échauffement. ñu ngi ci échauffement Malick xamal tax Papis nang tegal leen 1 million 500. dafa jël fas yi nga xam ne ñoo am ñetti at di PDA. fas yooyu nga xamante ni numéro 6 bi moom lañ ñu won léegi. ak fas yi nga xamante ni ñooy groupe 3 ak fas yi nga xam ne ñooy groupe 2. mu boole leen ndax fas yi nii mësuñu waroo seen i catégorie mësuñu am xaalis Papis ñaan nii yor fas dafa metti ndax dugub 6 kilos dugub 7 kilos dugub ba 8 kilos fas di ko lekk chaque jour benn fas kese nit am ci lu tolloog 50 quelque fas loolu dafa metti mu ni xaaral ma dajale leen. daanaka tegal 1 million 500 on les appelait les jamais gagnants. les jamais gagnants voilà jërëjëf man daan naa déglu suma parents yi ñuy wax jamais gagnants. donc cette deuxième course est une fusion de 3 catégories les PTA les G3 les G2 sans gain donc c'est des poulains qui n'ont jamais goûté aux délices d'une victoire. Et aujourd'hui donc, grâce à l'entregent du président, donc on a créé ce groupe-là pour leur permettre aujourd'hui d'être des vainqueurs dans leur catégorie. Donc ils seront au nombre de 16. De 16 la ñu yu nga xam ne
tey kenn dina ci dégg gagnant loolu dafa am solo Alaaji Malick kii mooy président CNG mais Malick koy ala gis nga course bi daw Malick open mooy open 3 nekk plus de 3 ans yi groupe 2 ak groupe 3 ñoom ñoo ci nekk mooy fas yi nga xamante ni Malick musuñoo am xaalis ñoom la ñu boole pour ñu am xaalis sans gain mais Malick loolu la wér man ca samay jamono jamais gagnant lañ leen doon wooye Malick xam nga wér ko ma fas lan la wax dani ngooñ dafa seer ndeysaan ripaas seer dugub cher parce que wér ko ma fas ñi ko jiite ñëpp dañoo yor ay fas mais yar fas dafa yor fas métti trop ak métti Malick nga dawal saison lëmm amoo benn prix wér ko ma fas ni loolu du ma ko seetaan parce que man damaa yor fas te xam naa fas ni mu méttee wér ko ma fas nii at mu jot fas yi amul dara dinaa leen boole benn prix même bu doonte benn 1 million sax fas yi am ko loolu la wér ko ma fas def voilà ñu ngi dem jëm ci présentation bi deuxième course bi voilà numéro 3 bi la ñuy présenté muy Assane Demba Malick présentation boo nekk noonu numéro 1 numéro 1 nekk ki nga xamante ni mooy fils alhamdou honor and bliss moo ko jur waaye Mbaye Diène Mbaye moo ko moom numéro 2 nekk ki nga xamante ni mooy Willy Bari moom Kelfu moo ko jur waaye Ibra Dieng moo ko moom numéro 3 nekk ki nga xamante ni mooy Assane Demba doomu actuel Zilankër Abdou Khadir Mbaye moo ko moom numéro 4 nekk ki nga xamante ni mooy Aminata doomu Peter Beur la Omar Bao Junior moo ko moom numéro 5 nekk ki nga xamante ni mooy Mandela 2 Peter Beur moo ko jur Dambaaw moo ko moom numéro 6 nekk ki nga xamante ni mooy Daaru Minam Garouza moo ko jur Omar Bao Junior moo ko moom numéro 7 nekk ki nga xamante ni mooy Massirou Diop Soleil de Minuit moo ko jur waaye Cheikh Tidiane Niang moo ko moom numéro 8 nekk ki nga xamante ni mooy Ndeye Fall doomu Rapide de Zile Samba Koura Diop moo ko moom numéro 9 nekk ki nga xamante ni mooy Thiono Dourer doomu Honor and Brice la Gadji Diop moo ko moom numéro 10 nekk ki nga xamante ni mooy Bissis doomu Soleil de Minuit la Moustapha Ba ko moom numéro 11 nekk ki nga xamante ni mooy Fatma 2 doomu Descargo Parc la ren Bassak moo ko moom numéro 12 nekk ki nga xamante ni mooy borom baax ak Thion Silonko moo ko jur borom baax daat waaw Ibrahima Ndiaye moo ko moom ji borom baax daat xam nga ko kan moo ko moom Ibrahima Ndiaye moo ko moom kooku moo def nguraan pay nag dañ ko seexal mooy sërum Cheikh de Thialaw Seck bi numéro 12 moom moo koy moom borom baax daat numéro 13 nekk ki nga xamante ni mooy waxati leen doomu Danakër la Isaaxa Doore li moo ko moom sama waaje te Italie numéro 14 nekk ki nga xamante ni mooy Salif Sile Anne waa doomu Pantagruel la El Hadj Ndiaye moo ko moom numéro 15 nekk Big Boss Honor and Bliss moo ko jur doomu waaye Gazane moo ko moom Gazane Azar numéro 16 nekk Lat Dior Diop Ngone Latir ak Thion Silonko moo ko jur waaye Ibrahima Ndiaye moo ko moom Lat Dior fii la dëkk nag Kajoor gi waaw kooko daanu dëkkale Lat Dior fii la dëkk Kajoor Malick xam nga saan waaw xam nga Lat Dior moom buñ ci waxee rek sama xel dafay dem ci góor gi Sidi Mbaxaan Diop yàlla na yàlla seral ay yaxam fa mu nekk nga xam ne sët la ci Lat Dior ba mu jëlee pilimam jël xalimaam dafa bind ci Lat Dior naan ko Lat Dior ô Dékhelé terre d'épopée au bord de ton puits sont ensevelies les gloires de ce damel là où son cheval piaffant son dernier soupir qu'il rendit près de quel pour ne jamais plairer les rails mu ni ko Lat Dior le monde parle encore de toi kon nag Lat Dior le monde parle encore de toi am na fas bu ñu tudde waat Lat Dior ba pare hymne de la jeunesse Lat Dior la ñu ko tuddee kon nag nga xam ne kooku yaay jey la jàkkaarloo noonu ma jóg kooku mooy Lat Dior Diop Cheikh Diagne Niang moo ko jur waaw doomu Cheikh Diagne Niang moom la papam tuddee fas mu del 2 fois Aïssa madame Nia kii la jëkkëram organisé course bi ñu xool ko maam xam nga course nag pawum noble la quoi franchement nga xool ay jongama ñoo fi nekk course ngay gis loo xam si ne mosoo koo gis dëgg la ñoo xam si ne dañ ko bëgg boo xamante ni Malick tey bu fas yi doon daw boo leen doon dompot Malick duñu ko yëg ndax am passion buñ ci am bëgg rek Malick buñ toogee ñun chaque dimanche lañu dawal buñ toogee benn dimanche buñ dawul amateurs yi mën nañ koo feebar Malick fas dafa nekk loo xam si ne Malick li ko sama wajur yi waxee du sol mbubu du sol tubéy te fu mu tax a ñuul ko loolu dongay naaru góor keneen ku sumeeku woon danaan daa def wallaay ndeysaan mais fas dongay sumeeku alors nga xam ne rek comité bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu course hippique wax nga ko toujours dañuy seet naka la ñuy def ba gën a améliorer li nga xam ne moom moo di course bi seet naka la ñuy def ba gën ko moderniser mu am partenariat bu am solo bu ñu am ak la loterie nationale sénégalaise waaye tamit mu am ay stage yu nga xam ne xale yi dañuy jóge fii di dem ba France di ko fa defi pour xool naka la ñuy gën a mën a ware fas yi naka la ñuy war a gën a dawale ndax bu njëkk da nga daan nong ci kaw fas toog ci kawam léegi nag laa gis gars yi suspension bu njëkk da nga daan toog ci fas bi di ko dóor rek di dóor jëmale fu kenn xamul donc léegi mu nga gis ne vraiment amélioré nañu bu baax a baax condition fas yi la rage chevaline également
ministère de l'élevage def ci liggéey bu am solo nga xam ni boo demee Daara wala nga dem ci yeneen dëkk yi nga xam ne mooy Kébémer am na condition yu am solo yi nga xam ne def nañ ci fas yi moom ay croisement yu am solo ba fas yi nga xam ne dañu nekk bitim réew seeni maam daan raw boo xoolee fii ñoom la ñu jël croisé ko ak suñu fas yi ba am ci ay tey fas yu am solo. waaw mais Malick loolu nag am na lu ñu ci wax ci ministère des sports mi nga xamante ne Aminata Mbengue Ndiaye moo ko jiite. ñu di ko ci félicité baax a baax ministère de l'élevage. Aminata Mbengue nekk nit koo xam si ne nit ku baax la. nekk nit koo xam si ne ku jàppale course hippique la. waaye nag ñu ngi koy ñaax pour mu gën a jàppale Welcome Events mi nga xamante ni moo organisé lu mel nii fexe ba fas yi nga xamante ne amul dara ñu am dara fas yi nga xamante ne mos na ñoo am dara moom tey ñu boole leen grand prix bu rëy tegal leen cagnotte bu rëy loolu lépp bu ko Welcome Events def nekk ay jeunes yoo xam si ne ministère de l'élevage war na taxaw seen wet taxawaay bu am solo loolu tamit ñu ngi koy ñaan ki nga xamante ni mooy suñu ministère nekk ki nga xamante mooy Aminata Mbengue Xaali nekk ku baax koo xamante ne jàppale na course hippique loolu vraiment dafa jàppale course jàppale race chevaline Baxtaar Ba monsieur le tamit ministre nekk nit ku baax ku oyof koo xamante ni wax naa ni daal su nekkul maire ci ministère des sports yi fi jaaroon nit ñu nekk maire ci la bokk. il fait partie des meilleurs ñun course hippique xeebuñu de. il fait partie des meilleurs xeebul kenn c'est un homme ouvert c'est un homme d'une grande humilité qui est également très attentif au conseil des uns et des autres et qui reste quand même très disponible. Alors on va vers la deuxième course qui est une fusion de 3, je vous le disais tantôt. La distance est de 2200 mètres, le gain est de 1 500 000 francs et il y a 16 chevaux qui vont donc se disputer ce prix. Et c'est des chevaux qui n'ont jamais eu à goûter aux délices d'une victoire. Et aujourd'hui donc, l'un de ces chevaux sera vainqueur forcément. maa ngi instant bi nag ñu ngi ci biir box bi. waaw ñu ngi ci box bi dañuy dugg ci box ñu leen tëj penn par penn. fi mu bu leen tëjee ba ñoom ñëpp ma jom li xew France moo xew fii moo xew fii dañ leen dugal par benn léegi nag am na benn da nga am sa corde boo war a dem am na benn bouton bu ñuy xëcc ci rek waaw mu tijjee ko fas yëpp daw parce que kii taxaw Malick kii taxaw pour rang bi jekk da daan jafe Malick kii taxaw da daan jekk ba ci yàgg kenn jëm boobu Pape Seck soo bàyyi ñu xaar ko ba mu dugalaat ko Malick kii taxaw Grand Thiès gis nga ñaari drapeau yor bu vert ak bu xonq waaw bu xonq bi mooy baaxagul bu xonq bi baaxagul attention su ko wàccee yëkkati bu vert beeg xamal ne fas yi départ nañ nga dégg benn kolos yuuxu kolos bi am na ko koy yor fële nga xam ne loolu moom départ baax na moom la yëngal xam nga feu rouge ak feu vert daa am dëgg la feu rouge mooy stop dëgg la feu vert mooy départ leen dëgg la ndeysaan gis ngeen noonu rek bi ak juróom benn gars yi ñu ngi ñu war a daw ci distance su 2200 mètres kenn ku ci nekk mën ngaa raw sa morom Sène Ndiaye maa ngi nuyu Malay sëtu la joor bi Malay mi ngi ci kaw tribune bi ànd ak Omar Bao Junior waaye tey ji bu ñuy wax favori tey ji mën nañ ko jox coono du réer ndax xam nga fas yi ma job dañ leen a boole te kenn mus cee am xaalis kenn mus cee raw Sène Ndiaye ñu ngi cee nuyu raw jamais gagnant waaw waaye dañ ko daan waxee mën na ni moom rek moo ci mës a placé 4e ak 2e dëgg la loolu moo tax ma tabb ko favori waaye course kenn mënu koo daw ta fas yi daw lu ba teer Cheikh maa ngi nuyu Cheikh maa ngi nuyu sama bàjjen jox ndaw mu nga ca taxaw di ma nga ca seetaan Paris nu mu tudd ajaratu jox ndaw mu nga ca Paris nuyu seetaan xanaa mu nuyu waale kon ñu ko nuyu bu baax a baax ak borom këram Abdou Pen Ndey Bunaama maa ngi lay nuyu te di la souhaiter nag joyeux anniversaire Ndey Bunaama doomu El Hadj Ndiaw ma koddu dëgg la dëgg la Aminta Diop ma nga fële tubaarkàlla ca États-Unis sama sœur la ma koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu Aziz di nuyu waa kër Ndiaw ma koddu yëpp doomu Ndiaw ma di koddu nuyu la également ak baax waa kër góor gi Mama Camara nga xam ne nag man jàmm gën gi laa jële soxna tamit Alaaji Malick Malick kon tey say góor nga ñëw waaw ñibbisi naa non Malick tey ñibbisi Malick Malick ñibbisi nga kon mais Malick ñi ngi ak suñu papa nag muy papa Zal nekk rak si El Hadj Abdoulaye Mbaye Peex xam naa ci kanam tuuti damay jug jox ko fii ma dem ca fee ñëwaat fekkaat ko fii nekk kenn koo xam si tamit yaakaar naa bu toogee fii di nga xamante ni Peex bari na ay ndaanaan Peex lan daan waree fas yi El Hadj Abdoulaye Mbaye Peex bokk Peex lan daan waree fas yi El Hadj Malick di leen fecculoo ci course yi dëgg la Peex lan daan waree fas yi di dem ci xare yi Peex lan daan waree fas yi di dem ci njàmbaar ak ngar mi tubaarkàlla loolu alors il y a des cheveux qui ne sont pas encore entrés dans le box ce qui fait qu'on attendra tout à l'heure waaw kooku fils alhamdulilah xam nga nag tan mi moom bu ko neexee naaw ak Assane Demba waaye boo naawee tamit fii luy médd amu fi déedéet luy médd amu fi de luy médd amu fi ay fas a fi ne fas yi dund fii ay fas yi dund fi am ay fas yoo xam ne Malick ko ci fayoon borom 15 millions du la ko jaay maa la wax loolu Malick fas yi rang kenn ku ne tey boo woon borom ba ci wet nga woo ko ni ko 20 millions ngi nii ak kenn du ko yëg Malick dinaa la bëgguma fas yooyu ma ko gënal fas yi ma ko gënal xoolal rek ndeysaan fas yi élégance bi nga xam ne moom la ñu àndal fas yoo am valeur waaw mu nekk le numéro 10 ah moom moo nekk noonu di daw noonu muy Byzance nga gis ko vraiment mu nekk fas bu nga xam ne vraiment dafa rafet aussi xam naa ne fas yi lekk nu hamburger rek lu sawar ma naaw nañu mais waaye jege nañ ko de xam nga Byzance buñ ko waxee rek suñu xel dafay jëm ci l'empire byzantine te foofu nag ay garmi ay buur ñoo fa daan falu kon ki ko tuddee am na vision bu mu am ba tuddee ko Byzance xolo xacc bi ngay jàkkaarloo Malick kooku mooy coono du réer
xam nga coono mu sëréer borom. Bonaama Jóoba ko moom. waaw Ibra déggan tanoor la maamam tudd. kooku moo doon njambo ko Ibra déggan tanoor ak Awa Sayr déggan tanoor. Demba Awa Mbaye mënu yoole kuul. gile Fatma Maram Ngóone. Major Maram Ngalgu Demba Awa Mbaye mënu yoole kuul. tubaarkàlla Ibra déggan tanoor. ndeysaan bàcc waaye bàcc Samba Kuro Diop. xam nga xanaa du kuul genn ga ngay wax ne teewatu ngaay. xam nga Njaw Makoddu. kuul ka bi nga xam ne teewatu moom lañ ma Jóob. Njaw Makoddu bi nga xam moom lañ duppee stade bi hippodrome bi 1957 la dugg ci course. dëgg la keroog bi mu duggee ci course maam Abdoulaye Ismaïl Dabakh moo ko njëkk a may fas mu tuddee ko baax Serigne. ndeysaan. borom tubaarkàlla sëñ Mbàkke Soxna Lo may na ko fas mu tuddee ko Taïf. waaye booba ba léegi bàyyiwul mook fas am na faraxati waaye am na xaxar waaye départ ba daanu na. gaa ñi jóg départ ba nañu daanu na fils alhamdoulaye seen ci ligne bi fils alhamdoulaye seen ci ligne bi waaye ànd fils alhamdu moo nekk noonu ci ligne bi waaye gars yi nag def nañu benn tànk ci ginnaaw mais gars yi teel nañoo saasal xëy nag Monsieur Diop génn na. Monsieur Diop a génn waaye numéro 16 moo génn Lat Dior moo génn Lat Dior génn na. Lat Dior wan na leen sama réew ngeen ñëw. Lat Dior a génn. Lat Dior génn na fils alhamdu moo jiital fas yi nag. moo jiital fas yi dëgg la. kii génn Lat Dior la. numéro 16 bi. Lat Ibrahima Ndiaye ko moom mais nag tee nañu. waaw fu mu ne nii dawal nañu parce que. maa ngi lii mooy njaabum golo. waaw mooy njaabum golo 2200 mètres la ñuy daw ma jóg. xam nga 2200 mètres maa ci piste bi daa diis boo tellee dawal sa fas yi mën naa bañ a teer si. day sonn moo tax fi mu ne nii njaabum golo yi def. xam nga mbaxalum xeer la njëkk a sóor taxut a njëkk a yàq. mi ngi noonu Alaaji il faut nga def ndànk tey ci bagage maa ngi seen gérer li nga xam ne moom mooy course bi. dëgg la maa ngi seen coono du réer ci aras bi. waaye maa ngi seen ki nga xam mooy Daaru Minam ci aras bi. mu lang ak coono du réer. waaye ki nga xamante si nii mooy Monsieur Diop moo lang ak ki nga xam mooy Lat Dior. Monsieur Diop nag mooy xëcc bi ci ginnaaw Lat Dior deuxième position. Monsieur Diop la. C'est 2200 mètres. Donc pour le moment, les cheveux ne font qu'un bloc. Il n'y a pas encore de cheveux qui se détachent et tactiquement, les jockeys sont en train de gérer la course de fort belle manière parce que tout simplement, il faudrait une économie d'énergie et c'est dans les 100 derniers mètres que les choses vont se jouer. maa ngi wax nga dëgg Willy Bari mi ngi ci course bi Assane Demba mi ngi ci biir. ki nga xamante ni mooy Aminata mi ngi ci biir. ki nga xamante ni mooy Mandela 2 mi ngi ci biir Daaru Minam mi ngi ci biir ki nga xamante ni toile fa kala fas yu bëri Malick ñu ngi ci biir ñu nekk 16 partants moo jóg bu ñu ñëwee dañuy dellu Malick kenn ku ne war a mën a raw moromam bu ñu ñëwee dañuy dellu ñu ngi nii duñu romb ñu ngi ci 200 ñoo ngi nii di ñëw ci ñu ngi nii romb maa ngi ne fi ñu commencé sansal laa ilaaha illallaah waaw fii nag la ñuy saasal Lat Monsieur Diop ci ligne bi Lat Dior a ngi noonu Monsieur Diop ci ligne bi Fego ak Monsieur Diop ci ligne bi waaw Wuli Bari moo nekk ci ligne Wuli Bari mi ngi daw avancement Monsieur Diop nekk Wuli Bari mi ngi daw xoolal gars yi ni ñu taxawee di seetaan ñëpp a ngi Wuli taxaw Bari ngi daw avancement dëgg la maa ngi seen Ndeye Fall doomi rapide yi la attention am na ku détaché wu am na ku détaché wu am na ku détaché wu am na ñaar Assane Demba waaw am na ñetti chevaux yu détaché wu gis naa Assane Demba daaw nañu Assane Demba laay la Assane Demba waaye dawal nañ ki nga xam ne nag mooy Monsieur Diop Monsieur Diop ñëw na ci kaw Monsieur Diop génn na d'office nag léegi Monsieur Diop moo ñëw ci kanam moo nekk numéro 7 bi Monsieur Diop génn na d'office Monsieur Diop moo nekk ci kanam noonu moo nekk laa ilaaha illallaah course baa belle course laa ilaaha illallaah Monsieur Diop génn na course bu rafet dégg nga tribune bi ni dégg muy yoxoo Malick voice animat mu laay laay la Big Boss ñëw na ci bu xasal hasard dëgg la Big Boss bu xasal hasard Assane xasal ko moom benn naa la Big ko moom Boss laa ilaaha illallaah Big Boss ñëw na ci kaw Monsieur Diop laay la xoolal Wally Ballago Seck ma ngay reetaan Big Boss ñaari fas yéenu Big Boss ñëw na ci kawam waaye ñoom ñaar ñëpp ay xacc lañu Malick ñaari xàcc lañu ma jël ñoom ñaar ñëpp ay xacc lañu Malick bi course musul am musul am Malick tribune bépp ci lañ taxaw ñaari xàcc lañu waaye la ñu daw bari na welcome events ay waay welcome events sa mel noonu laa ilaaha illallaah Monsieur Diop fii la xew ci hippodrome El Hadj Ndiaw ma ko Monsieur Diop dawal nañ coono du réer dawal nañ coono du réer ci 200 mètres attention dawal nañ coono du réer dawal nañ coono du réer Big Boss attention les Big Boss Monsieur Diop Big Boss Monsieur Diop Big Boss Monsieur Diop Monsieur Diop raw na deuxième Big Boss troisième laa ilaaha illallaah oh ànd nañ daanu ci tableau bi waaye seen naa Wuli Bari seen naa ki nga xam ne mooy fils alhamdu oh fii la xewee fii la xew ci hippodrome El Hadj Ndiaw ma ko Diop Wally Seck kontaan na xam nga tam kontaan xam na luy fas nag fi doon xam nga tam mu xam ko waaye Wally maamam Cheikh Seck mi jur Thione Seck dafa amoon fas baayam Kéba Seck waykat bii Kéba di ko war Kéba benn yoon rek la war nag Ousmane Seck moo nekkoon sooke bi waaw moo nekkoon sooke bi waaye Kéba benn yoon rek la war pour su xombal daanu daal di koy bàyyi alors ce qu'il faut dire que ça a été une très belle course parce que sur une distance de 2200 mètres alors les poulains ont tout simplement rivalisé de vitesse et de pugnacité et c'est dans les 100 voire 200 derniers mètres que les choses sérieuses se sont jouées. Monsieur Diop s'est détaché du lot, il était suivi de Big Boss. Alors c'est justement quelques encablures à quelques encablures de la ligne d'arrivée que Monsieur Diop est arrivé premier
deuxième Big Boss, troisième Fatma. En tout cas, ça a été une très belle course. Une course qui a été très âprement disputée. Très belle course sama gars yi. ndeysaan premier bagoog numéro 7 bi. tubaarkalla Momar Gadiaga. non Gadiaga foog gars yi jege si la. xaw ma ndax ñi mën naa jege fas wem déet. Monsieur Diop doomu Sole ndeysaan ayca Gadiaga. macha allah Monsieur Diop doomu Sole Momadou Dieye dañ lay féliciter gis nañu course bi ni nga xam ne noonu nga ko gérer pratiquement mën nañu wax ni ci dernier 200 mètres yi da nga gérer ba foofu nga def différence. waaw gannaaw bu ma sant Bébé Cheikh bi ndeysaan loolu rafet na loolu rafet na lii mën naa ne daal man bétu moo ko ndax xam naa ko si liggéeyloo naa ko entraîné na quoi waaw kon liggéey na ba yëg si bii kon man gëm naa ne day ñëw rek gañe ñii quoi du ñii ñooy ay naatongom ay moromam ñu ngi ci kanam quoi waaye xam nga rek yàlla moom lu mu def rek day du gën quoi dañu ñaan yàlla mu gën a avancé waaw wasalaam. alors wax ñu tactiquement nan nga gérer course. waaw ndax fa si ma yor man père da përeegul përe dëgg-dëgg moo tax course yi damay dem étape par étape ba raw fekk ma ndax ba ñu ñëw fi mën naa dem waaye du ma dem dafa am lu may xaar waaw. dafa mel ni bi ñu yegsee fii ci dernier virage bi ci nga forcé nag décision. waaw si laa ko forcé ndax lépp ñu mu ko dóor ndax damay koy bañ a dóor mu ndil ma ay benk ñenk lépp damay dawal ak loxo rek ak ay tànk. booba yaa ngay bàyyi xel aussi Big Boss parce que loo sulli mu wax ko. waaw boo Big Boss maa ngi koy bàyyi xel waaye booy bi ko yor xool naa ni ma dawalee rek ma ne kii mënu ma raw quoi waaw. ayca ñu ngi lay félicité. ok merci. ayca jërëjëf sama gars yi dem leen. xam nga Bébé Cheikh mi raw. la yëkkati micro bi. tey Moussa Diop ñëw raw premier ñu jël fas bi tuddee ko maamam mooy Moussa Diop boo xoolee moom doo nga am rii Ndakaar rii Moussa Diop ba pare mu jëlaat fas bi tuddee ko taam bu góor def ko ne ko mooy propriétaire muy Bébé Cheikh vraiment dañ si am ndam gu métti ndam gu gën a seet ndam gu gën seet du guy lañ si. nan nga dundee course bi tey. tey course bi dafa neex Malick. tey bi ma la gisee si course bi Malick vraiment tey sama yaram dafa daw. parce que ñun dañoo soxla ñu mel ni yéen ay borom xam-xam ànd ak suñu ñoom Cheikh Ndiaye suñu rakk yi ngeen gunge leen wan leen ndax ku la njëkk si mbéy wan la nu ñuy defee vraiment tey kontaan nañ trop di gërëm Thiès yëpp Thiès kaay ñëpp wuyu si nañu Waly Seck ñëw na Modou Lo ñëw na képp ku dëkk Thiès rek ñu ngi lay loolu victoire bi nag maa ngi koy may yaayu Bébé Cheikh di Aram Fall. mais bu ñu dellu see ci victoire bi am na benn moment bu nga xamante ni course bi serré woon na trop diggante monsieur Diop ak Big Boss alors naka nga gisee jockey bi ni mu géré course bi ba jënd premier ndax njortoon nga ni tey monsieur Diop war na mën a raw course bi. biñ déparé rek laa xamoon ni fas bi day raw ndax fas bi gaa fasu téye la. gënal jege micro fas bi fasu téye la mais biñ ko téye ma gis xale bi si kaw fas bi mi ngi foo mais kii ñëw mi ngi développé ma xam ne kon moom raw na tey mais man raw bi bettu ma vraiment. mu nekk première gain am tey. tey lay soog a am gain si course moo tax tey ñëpp a kontaan. ñëpp a kontaan ndax fas bi tey ki moom kutunu moo ñu ko jaayoon di goro si papis moom it. tey mu jaay ñu fas bi ñëw raw. muy Moustapha Bao Moustapha Ba dañ si kontaan suñu xol. Eumeu Sène a ngi noonu di yegsi. waaw Eumeu Sène borom taay siga moo ngi noonu. tey nag am na benn fas boo xam ne tey Malick yow Thiès nga dëgg la ku ne Thiès ne ngaay tey fas bi ñu naan macha allah moo représenté la région de Thiès yëpp ñambe Dieye moom ko moo ànd ak ay rakkam Yamar Ablaye Dieye Papi Dieye ñoom ñëpp. defe naa ni ci course boobu la ñu jëm moom mooy grand prix bi. foofu lañ jëm troisième course bi. laay la boobu la ñëpp di xaar Eumeu Sène a ngi noonu borom taay singa sëtub Samba Xoyaan bi moom moo dugg si noonu
nekk mbër bu nga xam ne moom tamit tubaarkàlla fi mu toll nii nee na Pikine li ma leen defal yëpp xeeb naa ko calculer leen ni musuma leen defal dara titre roi des arènes laa leen bëggal mu war a bëre ak Bombardier tey gis nga ko noonu mu saafonte ak ki nga xam ne moo di Wally Ballago Seck gis nañ fi léegi Modou Lo looloo lay wan ne welcome events ak Papa Sow gis nañu ni vraiment welcome events mi ngi innové. Malick tey dama kontaan ndax Malick tey Papis Niang Sénégal la daje. ndeysaan gis nga ko moom Modou Lo ñu saafonte. tey Sénégal la daje. ndeysaan woo na Modou Lo woo Eumeu Sène woo Wally Seck bee yokku si dara nga xam ne Papis vraiment day dundal course parce que lii tey da see juddu xam ne course rek la am tey mu développé ko nii vraiment Papis Niang ñu ngi koy gërëm. ay ca course baa ñu noonu bu ñu dellu si waatee Cheikh ci li nga xam ne moom moo di course bi wax naa ni course la bu nga xam ne wax dëgg yàlla yombul woon mais vraiment monsieur Diop géré na ko ba jël première. monsieur Diop géré na ko El Hadj Malick Thiandoum ba jël première te dafa ànd ak fas boo xamante ni dañ ko doon xalaat tey jii di coono du réer doon na ànd ak Assane Demba doon na ànd ak Daaru Minam Ndeye Fall a ngi woon ci biir ak Fatma 2 ak nga xam ni mooy waxati leen waaye ñu nekk ay naataangooy fas yoo xamante ni kenn ku ci nekk da ngaa mënoon raw sa bopp sa morom ndax ñoom ñëpp dañoo tolloo direct boo xoolee ñoom ñëpp ay 3 quarts lañ benn demi-temps moo ci am di Oli Bari ak nga xam mooy la joor bi départ daanu moom lañ joor mu génn mu nekk comme lièvre waaye gis nga monsieur Diop moo leen mujjee raw. Cheikh xam nga lii Papis def dafa daw yaram. parce que fas yi daw tey bi course ubbee ñu ngi si 10e journée kenn mus si am xaalis te dugub dafa métti jënd aliment entraîneur bi yor jabar yori doomam yor sooke lépp a métti tey mu xalaat bi su mel nii tegal ko fas yi musul am xaalis tey ñoom ñu am xaalis dafa def gàcce ngaalaama di remercier ministre de l'élevage parce que jàpp na si journée bu baax a baax ministre de l'élevage daal ñu ngi koy remercier Aminata Mbengue Ndiaye. ayca jërëjëf maintenant on va vers le Grand Prix de la Renaissance africaine 8e édition. Alors c'est ce Grand Prix là qui porte le nom de Madame Ndeye Saly Diop Dieng, ministre de la Femme, de la Famille et du Genre. Et puis ça va être une course très très âprement disputée parce que tout simplement c'est une course open entre des chevaux qui ont déjà prouvé, qui n'ont plus rien à prouver. Il ne reste que la confirmation, ce qui veut dire que ça va être très âprement disputé. 20 poulains seront en tout cas sur la ligne de départ et ça va être très très chaud aujourd'hui. Malick dama jooy tey Grand Prix bi biñ ko jëkkee def taal bu yàlla taala ko raw bu professeur Sakhir Thiam tey Sakhir indi si 7 fas di professeur agrégé en mathématique indi si Maxa indi si Daaru Salaam tey indi si Bidiw Njambur indi si Buraax indi si Khadija ñu ni ndam ngi nag kër Sakhir Thiam lay fanaan ñu ni déedéet wóorul tey Cheikh ñang ñëw sangal kaamit indi faydu fas boo xam ne daaw moo ko rawoon Grand Prix ànd ak ay rakkam Medina Adja Kole Fall at Arif tey Nasrullah fas bi day dem sangal ndam li day dem sangal ñu ni wóorul tey ji Omar Bao tey indi fas boo xam ne daaw ba ren amul defet muy daliñ koor te ku bëgg ni góor ku bañ ni góor tey mu war a ànd ak ay magam at fas bu mel ni macha allah représentant de la région de Thiès Ousmane Ndak tey fas boobu dinaa si taxaw tuuti ndax ki rawoon daaw Grand Prix entraîneur muy Ousmane Ndak ren moom moo ko indi kon sa xel day demaat est-ce que lam defoon dina ko defaat kenn wóorul mais course tey bi daal at Daaru Xuddoos at tey Bàcc Diop Diané moo man si catégorie am fekk si groupe 1 yi tey course bi dina ala doome. Ça va être très chaud. Troisième course donc qui est une fusion des G1 vainqueurs des PTA et autres groupes. Le prix est de 4 millions de francs CFA. La distance 2650 mètres. Alors tout à l'heure, c'est vrai, il le rappelait, c'est la 8e édition. La première a été gagnée par Tal Bouyala Tal. La deuxième édition remportée par toi et moi. La troisième édition par Mourit Ndiaye. La 4e, 5e et 6e édition ont été successivement remportées par Darussalam. Et Darussalam qui fait partie aujourd'hui des prétendants, sans compter Faïdou, le vainqueur de la saison passée. Donc c'est vous dire qu'il n'y a que des vainqueurs qui vont se disputer ce Grand Prix-là. Djibi Ndiaye xanaa bala ngaa tàggoo rek ñu bàyyi la nga joyal ay kaddu ci Welcome Events dem ci Wally Seck ndax Wally mi ngi def li nga xam ne mooy prestation am. Welcome comme daal damay ñaanal Welcome ko yàgg fi te wér ko ak suñu président Cheikh Tidiane Niang parce que peccu liir su neexee nday jee tax lim defar course ñun waa course xam nañ ko nag si ay élastique lañ jëlee indi ñu si ay box indi ñu si prix 500 000 yóbbu ñu si 1 million indi ñu si ay box wax dëgg yàlla tey yàlla na yàlla def jàmm Papis Niang ñu koy gërëm di ko fay parce que lépp li góor di defal góor rek man miy wax ak yow defal na ma ko. jërëjëf yàlla na ko yàlla defal jàmm jërëjëf Djibi Ndiaye Wally Seck li muy woy Wally ngi noonu. Wally ngi woy Wally mu def prestation ñu dellu si waat dalal suñu beneen naata.
jaratu ko miir na xoolal ci Papa Ngom ni mu na bendee la wóor na ma formidable ndam la mooy bàyyi Anta Ngom Papa Ngom l'incontournable yirim nee la bàyyi Mamet laay woo son on Twitter one money man on back woo na ma fonkum dara daale jël sa téléphone photo wu yónnee ma yónnee la let's love line sona sa lu bu dee jaagar yi wop pop yaa ngi may gaañ góor ñi am na yërmande ci jigéen ñi li neex na mat nga marab mat ma ji ne seytaane daali ngir naa seetlu naa yàkkamti naa yi nga wan ma sa cofeel sa soxla bi la gën a soxal soxla bi moo ma ci ne sa mbëggeel ne mi la yàkkamti naa yaa ma amaale yow yaa ma gën a loo waaw waaw aja yoo na yaay waaw bur mi yàlla li mu ma sa ndogal dëgg la kañ ndogal gi moo ma ci neex waaw 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 yaa amaale yow yaa ma gën a loo waaw waaw aja yoo na yaay waaw dëgg bel li mu bari bari aagal man sama bas weesu na géej waaw 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 su ma demoon ba di jafee dinaa sagu ba fa fanaat man yaa ma amaana yow yaa ma gën a loo waaw 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 bilay tumaani lépp nii la bilay tumaani lépp noonu la mu wadd baax na lépp noonu la waaw lay seex sa ngoon lépp nii la asan ndaama lépp nii la ciri tutu baax na jaññar noonu la Mustafa naaru wooma lépp nii la guma ngam wooma lépp noonu la day mali ma dem doy bay wali noonu la adu merci beaucoup bu ko defee ma jël rek Wally tey nga ñëw Thiès ñi nga xam ne mooy waa Welcome Events invité la ci course bi gis naa la léegi nga seetaan course bi avec beaucoup de passion tu as beaucoup aimé également gis naa la ngay reetaan dégg naa boo nekkul woon sax woykat mën nga doon gawar mën nga doon jockey.
waaw parce que suma maam bu góor ñu koy wax El Hadji Cheikh Seck ndem si yàlla si da doon daw Grand Prix da doon daw course suma papa bu ñuy wax Ousmane Seck moo doon jockey bi waaw Ousmane Seck moo doon jockey bi donc man dama juddu fekk suñu waa kër ne ci muy sport bu noble comme nii musuma ko gis donc je suis là en tant que frère en tant que citoyen en tant que Thiessois surtout en tant que Thiessois parce que ni ma Thiès def amul région bu ma ko def ci Sénégal waa Thiès nañ mel ci man amul fuñ ko mel ci Sénégal donc fii moom xaw ma nu mu demee waaye man maa ko moom jaageen jëf je suis là fekk naa fi samay frère ku ci mel ni Modou Xarañ Lo ku ma tàccul Modou Lo yàlla na la yàlla tàccu Modou Xarañ ànd ak la famille c'est ma famille gis nañ fi Eumeu surtout Samba Xeet Patma Ngom ñu ngi koy siyaar bu baax a baax Eumeu Sène ànd ak suñu papa suñu mag waaw góor ku tàccu Eumeu Sène yàlla na la yàlla tàccu waay Papa Sow mi ngi fii Gaynde Pire kon nag la fête est belle madame le ministre ñu ngi lay siyaare ñu ngi lay jox sa wàccuwaay yéen bi diis na waaye yàlla na ko yàlla mottali parce que ku la xool xam ni ku am yéene nga naaj bi ni mu tànge nii nga bàyyi sa lépp fii amul climatiseur nga ñëw toog di upp donc am nga dévouement bi yàlla na ko yàlla mottali jërë ngeen jëf que la fête continue que Faydu gagne parce que man nag Faydu laay supporter waaw góor. jërëjëf Wally Ballago Seck kon dañ lay bàyyi rek nga doxal mais xam nga mënuma jël micro te waxuma ci ki nga xam ne moo di Eumeu Sène ku ne xam na ni Eumeu Sène mooy surtout Samba Xoyaan ku ne xam na ni c'est un grand champion te mi ngi war a disputer li nga xam ne mooy titre roi des arènes bien que dafa nekk sous contrat dafa bàyyi lépp ñëw pour honorer de sa présence cette journée Eumeu ñi ngi lay nuyu waaye mënuñu bañ a nuyu Modou Xarañ Lo Modou Lo le grand champion nga xam ne dañuy wax ni ba muy door Modou la tuddoon wante grâce à sa technicité à sa bravoure ci la dem ba tudd Modou Xarañ Lo donc Modou ñu ngi koy nuyu également nekk un grand champion guddul rëyul waaye ku mu nu ruux gum dajeek yow nga xam ne na mu toll doole ji ëpp na ko. Sen TV Alaaji Gueye Niang ñu ngi lay nuyu. non maa ngi lay fay Cheikh. Alaaji Gueye Niang nga gis tey rawante bu metti am ñu jël drapeau bi duppee ko ki nga xamante ni moom mooy Ndeye Saly Diop ministre de la femme Baye Gueye Niang lan ngay wax ci loolu. dafa kal la Cheikh dégg nga maam muy rawante boo xam ne dafa metti tey. nga xam ne dégg nga maam course bi Papis at baat la koy def gis nga ko tey boo sànni mbatt ci kaw tribune bi mu tak nga xam ne xoolal tey jii tubaar fa kal la law la cat mboolem koo xam ne nekk nga ci Sénégal rek wu si nga Papis Niang nag xale la boo xam ne loxoom dafa set gone bu loxoom setee mën naa bokk ak mag mu ne ndabal tiranga welcome event la tudd am na yar welcome abus am na yar am na teggin am na sutura am na tiranga te Papis képp koo xam ne doomi adama nga rek respecté na la jox na la sa cër am na fu mu la teg waaye noonu la war a mel nag Alaaji Cheikh Tidiane Niang mooy baayam Alaaji Cheikh Tidiane Niang nag mooy président course yi xam nga moom Alaaji Cheikh Tidiane Niang ndagga la tubarkalla maamam benn bal rek la tëgg dëcca lambaay ñoxor ku ma mangoone Baye Gueye Niang foofu na lay tàggoo. voilà jërëjëf ñi ngi fii ci tribune bi nekk ak ki nga xam ne moom mooy marraine bi di madame le ministre dañuy ñëw rek waxtaan ak moom ci bés bi nga xam ne moom la ko course hippique jagleel mu nekk 8e édition grand prix de la renaissance africaine ñu jël ko jox la ko nga ànd ak say am di jàmm ànd ak say mbokk ànd ak say xarit mais également jël lépp delloowaat ko son excellence le président de la république ñu gis ni tey daal bés bi ala daw me ne comme ni ñu koy waxee ban yëg-yëg nga am ci tànn gi la welcome events tànn ba def la marraine bés bi. jërëjëf Thiandoum kon maa ngi lay remercier bu baax di sant yàlla di am mbégte bu rëy vraiment di ñëw ci bés bi parce que tey course bi dafa ala daw me comme ni nga ko waxee vraiment boo gisee mobilisation jigéen yi nga xam ne bés bi jigéen ñi ñëw ko moom je pense que benn jigéen bu nekk responsable politique ak responsable femme yi nga nekk xam ne ñu nekk développement au niveau de la région de Thiès ñëpp teew nañu tey parce que bés si au delà de ma personne jigéen ñëpp lañ ko jar di jagleel jigéenu Sénégal yëpp kon ñu am mbégte bu rëy parce que je pense que jigéen ñi moom seen taxawaay rafet nañ askan wi kon buñ jógee grand prix bu day ni jagal leen ko je pense que loolu dañoo delloo buum ca boy goy ba parce que nag jigéen bu wax jigéen wax Sénégal
ku wax jigéen wax taxawaay ci askan wi ku wax jigéen wax son excellence de président Macky Sall taxawaay bi mu taxawaay si jigéenu Sénégal kon am nañu mbégte bu réetee ñëw ci bés bi di indi suñu contribution ci effort yi nga xam ne monsieur le président de la république def na ko ci askan wi parce que fanaa boo nee course li mu fi def kenn mësu ko cee def parce que yaakaar naa bu ne dama jël 2% des bénéfices du PMI def ko ci course bi loolu bëgg a suqali course bi moo ko def moo tax mu def ko loolu nag benn rek ci li mu def nag ci askan wi benn taxawaayu président de la république la ñun nag pour jàppale ko fépp fu ñu woo loo xam dañuy def loo xam ne dañuy jëmal askan wi kanam ñun ñu fa teew rawatina nag tey bés bi nga xam ne jigéenu Sénégal lañ ko jagleel maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp sant délégation bi mu àndal di ñaan yàlla que le meilleur gagne merci. Madame le ministre, deux mots en français pour l'honneur que le comité de gestion des courses hippiques vous fait en vous nommant marraine de cette grande journée, cette 8e édition. Dans une minute, peut-être on ira vers la grande course qui est tant attendue, hein, et on vous a fait l'honneur d'être la marraine de cette grande course-là. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que ministre de la République, mais aussi en tant que ministre de la femme, du genre, mais également en tant que tout simplement femme? Merci. C'est un honneur pour moi, un grand plaisir de présider ce grand événement qui est la 8e édition de la Coupe de la Renaissance africaine, organisée aujourd'hui en collaboration avec Welcome Events, avec le CNG. Je suis venue pour représenter toutes les femmes du Sénégal, parce qu'à travers ma personne, ce sont toutes les femmes qui sont honorées. Et je voudrais en passant remercier toute la délégation qui m'accompagne. Et aussi, je suis venue aussi au nom de tout le gouvernement du Sénégal pour représenter le chef de l'État à cet grand événement. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure en Wolof, l'action du président de la République envers les populations est à magnifier. Particulièrement là où nous sommes aujourd'hui, il a eu à faire de grands efforts, surtout par rapport au financement de cette activité qui est la course hippique. Aucun président n'a jamais mis autant d'argent dans cette discipline. Donc nous voulons que saluer cet axe et le magnifier. Et à travers ma personne, remercier le CNG, remercier Welcome Events et remercier aussi tous les acteurs aussi de la course et aussi dire merci à toutes les femmes qui m'accompagnent à cet événement. Merci beaucoup Madame le ministre. Ñu ñëw ci président tey bés la bu nga xamante ni yaakaar naa ni mbokk turfis yëpp ñëw nañu mais ngeen jël jigéen ju nga xam ne tey yaakaar naa ni bu jigéen doon grand sëriñ kon ci fauteuil yu grand sëriñ lay toog mais également en tant que ku nga xam ne dafa bénéficier wu de la confiance du président de la République di def liggéey bu am solo ci ministère bi ñu ko dénk ngeen jël ko ràññee ko tuddee ko xale yi tuddee ko nga ñëw toog ci wetam yaakaar naa ni tey bés bu mag la ci hippodrome bi ñu nekk nii nga xam ne Ndiaw Macodou Diop lañ ko tuddee. merci bien Thiandoum loolu nga wax dëgg la bés bu mag la ci CNG bi parce que bi nga xamee ne xale yi ñëw nañ ma wan ma ne ma dañ bëgg a daw tuddee bés bi madame Ndeye Saly Dieng d'abord CNG bi yëpp dañ ko rafetlu surtout man ma gën ko rafetlu parce que moom suma jigéen la suma xarit la kon nag li nga xam ne moom la ko président jox dañ jàpp ne lu ko mérité parce que nit la koo xam ne kii non seulement jàng na mais am na niveau boo xam ne mën na diriger lii parce que yàgg na diriger fu ne fekk nañ ko fa muy liggéey boo xam ne amul morom kon nag buñ xëyee tànn ko tey def ko ministre de la femme de la famille et du genre ñun dañ ci kontaan bëgg ci te man wóor na ma ne elle va réussir sa mission. Cheikh tey kontaan naa trop. maa ngi nii tey jàkkaarloog yow. waaye course bi réy na trop di gërëm Papis ñaa di gërëm bi. ñoo ngi ci 8e édition bi. ndeysaan bi mooy 8e édition bi. ndax première édition bi. fas yu ko raw mooy taal bu yàlla taal. taal bu yàlla taal. mooy première édition bi. waaye taal bu yàlla taal. dafa nekk fas woo xam ne professeur Sakhir Thiam moo ko moom. dëgg la mu tuddee ko taal bu gis nga kooku yegg si mooy Boy Niang. ma ngay saafante ki nga xam ne mooy Modou Lo. mbokkum Cheikh Yirim Ndumbaan mi. tubarkalla maamam. Cheikh Yirim Ndumbaan. tubarkalla Cheikh na Cheikh Saad boo ko defar. Cheikh na Cheikh Saad boo ko seexal. moo ko seexal. alaaj Biram Seck la maamam tudd. Baye Cheikh Seck la maamam tudd. Ana Seck la yaayam tudd. kooku dégool la baayam tudd. waaye Cheikh na Cheikh Saad bu nag boo ci waxee naa ci sawar. waxaar Chérif. ndax waa Ngourane Cheikh Dey Thialaw ku ne xam ku dégg Cheikh na Cheikh Saad bu dégg nga Cheikh Dey Thialaw. dëgg la. maa njaate Fatim Mbaye ak maa njaate Ndumbe Mberi. waaw Cheikh Dey Thialaw bi mu demee Nimzaat xeesaay rek la fa bàyyi. day dëgg la. indi lépp Ngourane. kon Cheikh tey Boy Niang bu ñëwee di doomu dégool suñu mbokk dinaa sawar ci wax ci moom lool. Boy Niang di nekk na xale bu baax xale bu yaru. ndeysaan xale bu baax moom Boy Niang moomu. tubarkalla ñu koy naanal ndam li nga xam moom la mujjee am. ndeysaan yàlla na sedd guy. daf ma ne ñëpp jaloon naa ko président de la République muy lu ma neex lool parce que ñun amuñ lu may président te jaloon na ko lépp njukkal nag mënul passé loolu waaye bu neexee yàlla tout à l'heure day gis course boo xam ne sa xol dina si sedd amateur yi dinañ kontaan et puis moom si boppam dana bëgg parce que nga xam ne lii course la boo xam ne bii propriétaire koy raw mérité nañ ko. Le président Cheikh Tidiane Niang donc
un connaisseur tout simplement à camper le décor. Alors on va tout de suite parler avec Eumeu Sène balaa ñuy ñëw ci Grand Prix bi ndax wax naa leen ni lamb ku ko wax course hippique waaye tamit course hippique ku ko wax sport bu nga xam ne suñu aada la suñu cosaan la ku xam sport xam ne lamb ak course ñoo ko moom suñu yëfi bopp la Eumeu tey waa Welcome Events invité la nga bàyyi lépp donte yaa ngi ci contrat ñëw teew fii ci course bi alors lan nga yëg ba tey nga ñëw ak lan moo war a sa teewaay. waaw lu war a sama teewaay mooy maa ne xam nga ma am naa fas course si am naa fas bu tudd Tay Shinger. nag dama foogoon ni nag ay xaj rek ngay yar. non maa ngi fas bu tudd Tay Shinger waaw ñu ngi koy waajal xam naa déwén incha allah gars yi dinañ ko gis waaw ba pare tamit aussi dama bokk ci famille bi voilà xam nga deuxième fois tamit ku mel ne Samba Bàcc Koura suma père la suma xarit la ku ci mel ni Papis Niang suma frère la Papis Niang wax dëgg yàlla suma doomu ndey la papaam tamit aussi vraiment def ma kon doomam yaayam tamit def ma kon doomam bu mu jur ñu def ma kon Papis kon tamit aussi lépp lu ma jàppoon xam nga dama koy bàyyi ñëw parce que lu ñuy wax rek sport noble la course sport noble la moog làmb ñoo yem te tamit aussi lu ñu ko wax rek jéegaanuñu ko fenn xam nga kon damay am contentement xam nga en tant que citoyen xam nga ñëw di teewee ci lu mel nii parce que lii dafa bokk ci Sénégal waaw loolu moo war suma teewaay di nuyu tamit ki ñuy wax Pape Seck club boobu ci la sam fas fa la nekk maa ngi nuyu Pape Seck bu baax a baax ok. mais Sala Eumeu li mu wax ndax bettu la man dama foogoon ni ay bulldog ay yooyu rek la yar ay pitbull rek la yar mais ndekete mi ngeeg fas wu muy waajal muy Tay Shinger loolu aussi wane na ni moom am na cofeel ci rabu àll rawatina ci fas. waaw xam nga El Hadj Malick ma la nuyoo ba pare xam nga nag Eumeu nag géwél la te fas ak géwél dafa yàgg xam nga fas dafa yàgg ak géwél dafa yàgg ak sëriñ dafa yàgg ak buur moo tax des fois man la buur sëriñ géwél mu si ñoo taqalikoo bu jëf jotee bu rëy jëf bu ñaan jotee sëriñ ñaan bu wax lu baax jotee géwél wax ko moo tax tey bu ñu ñëwee ci course bi ànd ak ki nga xam moom ministre de la femme et de la famille Adjaratou Ndeye Saly Diop madame Dieng ñu tuddee ko bis bi ñun bi ñu nekkee xale dafa am fas yu ñu daan dégg ay mbenn laam dañ ko daan dégg Touba ay jockey bu tudd Ibra Xayt ay étoile yooyu dañ daan dégg yooyu ba nga xam ne dañu amoon nostalgie bi suñu nijaay Alaaji Badaloo muy papa Mbaykan Lo taxaw na fii ba tàyyi ay fasam raw mu jël xaalis bi di ko may géwél yi am na benn bis dégg naa Mbaykan Lo ak benn rakam mus nañoo seen fas raw Mbaykan di mayee fas xaalis bi rakk ji ne ko mbay boo mayee fas xaalis bi lu ñuy yóbbu mu ne ko ndam moo tax ndam lu ko yàlla lu ko waay jënd jar na ko moo tax tey ñu ànd ak ministre de la femme bu baax bi nga xam ni tey dara warul tey lii lu rek pour Sénégal am ndam kon El Hadj Malick maa ngi leen di sant di leen gërëm di ñaanal daal Adjaratou Ndeye Saly Diop madame Dieng bi mission bi ko président dégg yàlla ci am ndam lu kawe njortam. jërëjëf kooku mooy Sala Bigué waaye dañuy continuer rek ci waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fi teew di ay star yu nga xam ne ràññee nañ leen ci yeneen i discipline ñu ñëw teew fii xam nga nag bu ma fegoo ak Modou Xereñ Lo nga xam ne super ndaanaan la moom doomu région de Thiès la ndax bu ñu nee Taïba Ndiaye ku ko xam ne ci région de Thiès la bokk waaye tamit nga nekk ku nga xamante non baal ma jonkan waa xam naa ni rek liggéey bee ko laaj xam nga ne daf may jox cër ndax tey bés la bu nga xamante ni nii bésu Seydi Aboubacar la di suñu sëriñ nga xam ne ziar général bi la xam naa looloo tax mu bëgg maa jox suma wàccuwaay mais nag aussi en tant que champion dañ lay honorer ci bés bi nga xam ne tey ñi nga xam mooy Welcome Events ñoo ko tëgg invité la ci nga bàyyi sa soxla yëpp ñëw ci ku ne xam na ni course ak lamb suñu aada la ak suñu cosaan mais tey yaakaar naa bi nga teewee Thiès waa Thiès aussi won la cofeel bu ñu am ci yow loolu sedd na sa xol. waaw alhamdulilah sëñ Malick maa ngi lay ziar ci luñ bokk muy tey ziar général bi ci ziar ñëpp waaye di am contentement nag teew fii xam nga parce que ku xam ne Thiès xam ne Thiès sama dëkk la suma yaay fi la dëkk muy Fandène xam nga Papis tamit de kenn ci man suma xarit la suma grand la man ma ñëw bëgg fas nag xam nga ba tax na tey sama première fois maa ngi ñëw ci course fas mais wax dëgg xaw ma ni woon affaire yi nii lay mel xam nga waaye ambiance bi xam nga neex na affaire yi moom macha allah. et puis course yi maa ngi gis sànq ngay seetaan course bi avec beaucoup d'intérêt. non dafa neex fas moom sama bëgg la quoi xam nga ni sari cee laa woon moo tax macha allah affaire bi moom kontaan naa ci trop am naa fii faa ma ñëw. xam nga nag dawalkatu sareet la woon moo tax bu ne fas dama koo bëgg loolu war nañ ko mën a gëm mais war ngaa war a mut aussi fas course parce que léegi maa ngi laaj sa naatangoo Eumeu Sène mu ne ma am na fas bu nga xam ne Tay Shinger la ko tudde mais fas bu tudd xarañ tamit war naa mën a am de. boobu moom bu ñëwee defe naa mooy raw gaay de faa mut ko maa ngi ci incha allah bëgg naa ko lool. xam nga mënuñu laa bañ a cuq ci làmb parce que coow li bari na Modou Lo Balla Gaye Modou Lo Ama Baldé Modou Lo par-ci par-là mel na ni daal yaa ëpp adversaire ci làmb ji alors fi mu toll nii ñu ngi naan jël na avance jëlul avance lan nga ci mun a wax.
waaw gars yi ñu ngi ci xam nga wax dëgg am na ci yoo xam ne sori nañ ci mais loolu du sama kii daal man dañ may informer rek fiñ ci toll fi lañ toll ak yooyu noonu mais xam naa ne daal sori nañ ci lool xam nga ba tax na ñoo ngi nii toog di dégg lu ñëw rek yàlla na doon li gën ci ñun daal incha allah. yow ak Balla Gaye la revanche loolu dina la neex lool dafa mel ni ci la gars yi sori lool. waaw lépp neex na moom comme li may wax xam nga man mbër laa du ma taamu mbër waaw mais tamit yoon nañu revanche quoi ba tax na amul lu may bañ gars yi ñu ngi ci lu ñëw man baax na quoi incha allah. combat royal bi tamit xam naa ne intéressé na la diggante Eumeu Sène ak Bombardier. waaw mais xam nga ñoom d'abord ñoom ñu ngi ci contrat quoi xam nga ñu ngi ci sous contrat ñoom dañ leen di bàyyi ba ñu kii seen jëf rek après dina ñëw daal incha allah yaa xam duñ ko bu soobee yàlla.